mbokk yi ginnaaw bañ leen ziaree ba noppi xibaaru marax yi bokk na ci ponk yi ci gën a fës Ousmane Sonko la mu bëggoon dañ ko gàntal dafa bëggoon ñu dindi tere giñ ko tere mu génn fii ci réew bu Sénégal moom mi jiite Pastef dafa bëggoon dem fële ca Togo ngir teewee benn forum buy am foofule. benn fan ak lu topp ginnaaw ba ñu faatee Lotali Molé di étudiante congolaise boobule tiis wu yaa moo am ca kër ga mu doon yeewoo ay dëkkandoom ñoom nag la ñu wax mooy soxna si ku mënoon a jàng la ku bëggoon jàng nekkoon yaay bàyyi ab doom bu toll ci ñeenti at képp ca réew moom cosaanoo di Congo. police nationale joxe kàddoom ne ginnaaw enquête wi it dinañ wëyal def ay patrouille wala sax ñu gën koo yokk ngir sàmm kaaraange askan wi. gouvernement bi di jàkkaarloog taskatu xabaar yi lu ñuy faral di def tey jilee jëwriñ bi ñu dénk collectivité territoriale yori kàddu gouvernement bi moom nag ne amul benn yoon dañoo bëgg a dog-dogaat Sangalkam ak li ko wër nee na du noonu moom Omar Gueye li mu gis mooy ab xeetub jooyanti képp la di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi. lu ëpp ñetti téeméer ci ay liggéeykat jamono ji defuñu dara fële ca Sonacos Lindiane ba ca Kaolack chômage technique la ñu nekkee li ko waral mooy centrale thermique ba dafa paan benn weer a ngi nii usine bi ci boppam sax ay jafe-jafe yu tar lay dund fan yi yëpp. bés bi ñu jagleel diversité culturelle maanaam ay xeet ak lu ni mel na mu bëree ci àdduna moom la ñuy màggal tey jile place du souvenir lañ doon amal xumbute yi ci teewaayu ay xeet yu bëri bàyyeekoo fii ci réew mi ñu ne nag ku nekk dafa war a respecté xeet yi nekk fii ci réew mi ngir jàmm mën fee am loolee lépp tënk la ne suuti ñu yaatal ko. Ousmane Sonko du mën a dem fële ca Togo foofu dañ ko faa invité woon ngir mu ñëw teewee benn forum bu ñu jagleel ECHO ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñett li ko waral mooy juge d'instruction deuxième cabinet bu tribunal grande instance hors classe bu Ndakaaru moom moo gàntal càkkutéef bi mu dugaloon moom ak ay awakaaw maanaam liñ ko tere mu génn ci réew mi ñu dindi ko mu di mbir miñ koy toppee boobu ba léegi moom mi jiite Pastef xibaar bi tukkee ci kenn ci avocat am. ñu jàll ci beneen ponk ci xibaar yi muy Lotali Molé doomu réewu Congo boobu ñu faat barki biig ci guddi fële ca buntu këram ca Grand Yoff ca booru collège Hyacinthe Thiandoum ca kër gam daan yeewoo moom étudiante 4e année boobule tiis wu métti métti moom moo dal ñi mu dëkkaloon ay mbokkam waaye tamit ay dëkkandoom ñu ne sax moom am na doom bu am ñeenti at bu mu bàyyi ca Congo ba mu cosaanoo foofee ñoom daanaka kenn mënatu leen nax reportage Pafara Ñing Pape Sangone Mbaye. ci bërëb bii nii étudiante congolaise bi ci la ñàkk bakkanam gannaaw ba koo xam ne prison lu jóge daal di koy agressé faat ko lu sorewul dara bërëb bi ñu ngi nii ci biir këram waaye njabootam kenn lu leen nax ndaw si bañoon a joxe saaga meewam ñu jamate ko li nu mel nekk loo xam ne dafa bëri loolu Grand Yoff. sunu dëkkandoo di ab étudiante jóge Congo ñëwoon ci réew mi fii di jàng demoon di réviser parce que ci gaaw bi dafa waroon def examen ay saay ay criminel ñëw fekk ko bëgg foqati saagam comme jàmbaar la mu def résistance ñu jam ko ay paaka ba mu jaaree fa faatu donc mu nekkoon ndaw gu ñu amoon yaakaar mu nekkoon ndaw ñu am jom doon am ay notes yu baax ci école supérieure polytechnique boole ci doon liggéey ci benn société bi nekk Ngor Almadi jàng am liggéey ngir mun a toppatoo doomam bi nga xam ne da ko bàyyi fële ci dëkk bi. ñàkkum kaaraange gi di gën a fës loolu nag daal di jaaxal askan wi. insécurité bi am Grand Yoff rawatina ci avenue Hyacinthe Thiandoum nguur gi war na ci jël ay matuwaay gën a yokk effectif police bi recrutement bi ñuy wax 15000 policiers ñuy wax président de la République na ci réserver un quota d'au moins 200 policiers à Grand Yoff parce que Grand Yoff mënul nekk commune bu ëpp. mbooloo ci département de Dakar te li fi nekk ci effectif policier doyul. magam bi nag gannaaw ba nga xam ne ñaawteef bi am na mu dem récupérer ordinateur am ak yenn ci bagaasam mu bàyyi nag néew bi ak ñii di docteur yi ngir wàllu autopsie bi.
moom mi ñu njort ni moom moo ko faat moom xale lu góor loolu li ab repris de justice la maanaam miin kaso ci xibaar yi ñu jot sax bokk na ci ñi njiitu réew mi jéggal ci bésu korité bi ñu weesu ki jiite forum du justiciable moom di woo kilifa yi ngànk wàllum yoon ñu gën a fullaal li ñuy duppee réinsertion sociale maanaam ku génn ci kaso bi ñu xool yan anam lañ lay jàppalee bañ nga def njombe buy tax nga duggaat ci biir kaso bi moom Babacar Ba di wax it ñu gën a dooleel direction bi ñu dénk réinsertion prisonnier yooyu le dañ koy déglu ci micro Chérif Dia. ñi nga xamee ne tey dañu leen di gracier le plus souvent dañuy nekk ay récidivistes maanaam dañuy defaat infraction bi nga xamee ni moom lañ defoon ba ñu topp leen ba tëj leen kaso. alors ñun au niveau du forum du justiciable ñu ni pour mun a xeex mbir moomu pour mun ci indi saafara il faudrait que liggéeyam parce que bu ñu bëggee xeex li nga xam tey mooy. ñu wax ba léegi ci mbir moomulee ginnaaw enquête bi nga xam ne ubbi nañ ko police nationale nee na ñu ngay wëyal patrouille yi jamono jile di gën a wattu kaaraange askan wi directeur général adjoint bu police nationale di ci dolli it ni commissariat yeeg poste de police yi jox nañ leen ndigal ngir ñu gën a fullaal liggéey boobule Modou Diagne yëkkati kàddu ci benn session de formation bu ñu doon amal wala boog benn formation bu ñu doon amal foofule ci école police dañ koy déglu ci micro Maymouna Ndiaye ak Pape Sangone Mbaye. pas insécurité xëy na je pense que police ni mu doon taxawee rek noonu lay taxawee di ko gën a yokk mooy lan gën a présent sur le terrain ak ay patrouilles ak ay rondu ak des opérations je pense que suñu taxawaay ñëpp gis nañ ko te dañ koy yokk et puis yokkaat ko aussi ci ay commissariat de police ak ay poste de police yu ñuy créer donc pour que rek Sénégalais yëpp voilà sentir ni ñoom mën nañ dox seeni soxla saa yu ñu ko bëggee ak fu ñu ko bëggee maintenant li am ki nga xam ni dañ ko faat aussi yàlla def na biñ ko faatee ki nga xam ne moo ko def jàpp nañ ko donc enquête bi ñi ngi ci enquête bi donc pareegul mëne su leen cee wax lu bari. mu doon Modou Diagne di directeur général adjoint bu police nationale fële ca Louga it am na benn njombe bu fa am xam ngeen ko Khady Diak Badiane di soxna soosu la ñu fekkoon altine gilewee suñu faat ko ci anam yu doy waar ca njabootam nag tiis wi tey jii la gën a metti mu di ay dëkkandoo wala sax ñi dëkkee ca pegg boobule la ñuy gën a naqarlu mooy ñàkkub kaaraande ba ñuy dund li ko gën a waral it bokk na ci ñàkkum lamp mbedd guddi gi dafay lëndëm kurus ay mbootaay yu xeex àll ak yelleefu soxna it ñoom bëgg nañu ñu taxaw ci mbir moom mais kii di nga xam ne moom la doon génnal moom Khady Diak Badiane te ñu njorte moom moo def ñaawteef boobule yóbbu nañ ko ci kanamu procureur tey jilee ci aljuma ji bu ñu sukkandikoo ci journal L'Observateur moom Mamadou Thiam toll ci ñaar fukki at ak ñett képp dafa siifoon xale bu jigéen bi laata mu koy xocc ba mu mujjee ñàkk bakkanam ndax xale bu jigéen bi dafa ne woon da koy boole bu ko boolee ba noppi moom daal di xaru. jëwrin bi ñu dénk wàllum collectivité territoriale moom mi ngi wax ci coow li jur fan yi yëpp ginnaaw ba ñuy wax dañuy dog-dogaat yenn ci ay gox fii ci Ndakaaru moom nee na nag commune bu Sangalkam ak la ko wër nekkul dañ koy daggatiwaat waaye ab xeetu joyanti képp la ndax li ñu defoon ci atum 2011 ba mu indi ab fitna loolee moo jaarul yoon ba ñu war ko mën a joyanti moom ministre bi am na it yeneen ponk yu mu yëkkati ci gouvernement face à la presse tey jëlee ci suba Alhassane Ba Amadou Ba. ministre mi yor wàllum gox yeeg goxaat yi réagir ginnaaw bi nga xamante ni coow li judd na bi ñu waxee ne dañuy def ay redécoupage surtout lu jëm ci Sangalkam ak commune yi ko wër Oumar Gueye jàpp ni amul benn redécoupage bu jëm ci mbirum Sangalkam waaye dañuy andi ay correction ci découpage bi amul atub 2011 te mu juróon coow. dañ ko daggee woon def ko découpage boo xam ne c'était politique jël Sangalkam def ko ñetti dëkk rek def ko commune. te mu doonoon commune rurale boo xam ni 195 kilomètres carrés la woon ñu def ko 1 kilomètre carré loolu jàdduwul woon donc foofu découpage amu fa ndax découpage bi moom 2011 lañ ko defoon def ko bu bon léegi découpage boobu la ñu corriger pour def ay entités yoo xam ni c'est viable. beneen leeral bi mu andi moom jëwriñ ji nga xamante ni moom mooy maire Sangalkam mooy kàddu yi nga xamante ni moom maire Mermoz Sacré-Cœur yëkkati woon na ko jëmale ko ci nguur gi. y a aucune raison pour que gouvernement bu président Macky Sall naan commune bi yow yaa ngi bokk ci majorité bi yow opposition nga bokk dañuy wàññi say kii am na commune yoo xam ni ñu bokkul ci majorité ñoo ko yor mais ñoo ëpp fuuf leen di état bi di transférer loolu mën naa leen jox toutes les données parce que nag
données yi am nañ ko. wax nañu wax taxe ordure ménagère mais taxe ordure ménagère 2019 ñoom 10 millions la ñu prévoir woon te recouvrer nañ 14 millions. CLVA prévoir ñu woon dara mais am nañ 55 millions. CLVL 30 millions 300 moom la ñu jot. moom mi nga xamante ni moom moo yor kàddu gouvernement bi di weddi xabaar bi nga xamante ni jib na que ni nguuru Sénégal dafa versé xaalis pour Lamine Diack. Sénégal jëlul benn xaalis pour joxe ko pour que Lamine Diack suñu mbokk moomu mën a ñëw Sénégal. lu jëm nag ci li nga xamante ni moom mooy conflit israélo-palestinien bi Omar Gueye gis ne taxawaayu Sénégal amul lenn lu ci soppeeku waaye itam kenn mënta wax ni taxawaay bu néew la li ne mel ngir tontu ñi doon ŋàññi communiqué bi nga xamante ni gouvernement bi def na ko jëmale ci. yeneen ñaari jëwriñ yooyu ngeen gis ci wetam muy Néné Fatoumata Tall ak Dame Diop. Néné Fatoumata Tall ñu dénk ko ndaw ñi, Dame Diop ñu dénk ko xëy mi. ñoom nag wax nañu ci programme d'urgence bi ñu ne dañuy jël ay ndaw te njiitu réew mi xamle ko lu ëpp juróom-benn fukk ak juróomi junni ci ay ndaw la ñu fas yéenee jël. Dame Diop ak Néné Fatoumata Tall ne lépp dina ànd ak leeraange te bépp gox ci Sénégal dina ci gis boppam. dañ leen di déglu ba léegi ci Alhassane Ba ci micro Alhassane Ba ak Amadou Ba. juróom benn fukki junni ak juróom ay ndaw góor ak jigéen dina leen jël ci biir département yi ci liggéey yu nga xam ne nii ci wàllu reboisement la, ci wàllu cadre de vie, ci wàllu tourisme, ci wàllu sport, ci wàllu santé ak ci yeneen wàllu yoo xam ni sama naataango ministre de la jeunesse dina ci ñëw léegi. Sénégal dafa bari ay ndaw yoo xam ne nii nekkuñu ci école, nekkuñu ci liggéey, nekkuñu ci formation. Président décidé ci biir programme bi que ne lu toll ci fanweeri junni xale 30 000 xale ñu tudde leen ay apprentis ñu tudde leen ñi nga xam ne ñu nekk école dugg teel a génn seen jàng yàqu mais ñu tudde leen aussi ñi nga xam ne ñoo génn ci daara yi ñooñu ñu boole leen ci programme bi fanweeri junni place yoo xam ne nii. dafa décider renforcer ko sur le plan financier ak sur le plan juridique loolu moo waral tey statut service civique national dafay changer. day nekk direction générale du volontariat ak service civique national loolu nag dinañu permettre non seulement yenn conditionnalité yi nga xamante ni recrutement yi ou mobilisation yi nga xamante ni moom la service civique di def ñu alléger ko un peu déjà dinañ ko ubbi ba 40 ans donc service civique national dina recruter 1000 volontaires transparence bi président de la République exigence la ñu ko defal. FGTS di Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal section A bi ak B bi ñoom ñaar booloo nañu nekk benn nee nañu ngir gën a mën a xeex ak yelleefu liggéeykat yi ci seen gis-gis sax ñi ko jiite dañoo jàpp ni syndicat yi jàpp ni ñoom ñoo ëpp doole wala centrale yi fii ci réew mi daanaka xeex bi dañ ko bàyyi nekkatuñu ci terrain bi ba tax na li ñu bëgg mooy ci avril 2022 ñu amal élection xool centrale yi ëpp dayoo Fat Bintou Konté ak Mohamed Dieng teewoon nañ ci ndaje boobule. gannaaw bi ñu seetloo dagat-dagati bi nga xam ne moom moo am ci mouvement syndical bi la ak tamit fi mu toll nii nga xam ne liggéeykat yi wóolootuñu syndicat yi ak partiral gi nga xam ne jamono ji centrale syndicale yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wax centrale yu gën a représentative nekkee ci dëkk bi la fédération générale des travailleurs du Sénégal section A ak B ñoom ñoo fas yéene nag lëkkaloo doon benn ngir nag gën a mën a jël en charge li nga xam ne moom moo di jafe-jafe liggéeykat yi. xam nañu ne fi mu ne nii actuellement division am na fi mu ne nii ci organisation syndicale boo xoolee ñaar fukki centrale ak lu tegal. ñu ngi fi am bu ñuy jëmee nii ñuy jëm nii pour les syndicats enseignants yi aussi même chose bu ñuy jëmee nii ñuy jëm nii mais le gouvernement du inquiété wu lu ko neex lay def. ndax ñoom ñaari centrale syndicale yooyu dañoo jàpp ni tant que organisation yi ña nga féewaloo rek nguur gi du mës a jël li nga xam ne moom moo di seen i doléance en compte. loolu mooy problème bi moo tax ñu ci bëri bëggatuñ sax ñu wax leen waxi syndicat ñu ne dafa war a dañ parce que mënuñ ñu ne kat organiser nañ ay jongante centrale yi ñoo fi ëpp doole ñuy toog di seetaan ci entreprise yi Covid bi ñëw. mu am des instructions yoo xam ne joxe nañ ko entreprise yu bari ñu def seen licenciement nu mu leen neexee dàq travailleurs yi. moo tax nag li nga xam ne moom mooy élection de représentativité yi syndicale yi la ñoom ne nañu bu ñu sañoon ñu def ko ca date bañ ko waxoon. mandat gars yi jeex na du tey te résultat yi ñu defoon 2017 comme ni ko waa ji waxee lamba ji fi amoon daaw verdict bi la ñuy xaar ba tey loolu kenn mësu ko gis. nga def élection 2017 ba léegi amul résultat ñun dañu bàyyi à partir d'aujourd'hui danañu xar ci tànk tubéy pour que ñu organiser élection à date issue c'est-à-dire en avril 22
bu ko defulee nag dinañ jàkkaarloo ak moom. seen plateforme revendicative bi de ñu ngi ci gis ñoom centrale syndicale yooyee ñu ne nag li nga xam ne moom mooy conseil d'administration bu caisse de sécurité sociale ak bu IPRES dañ ko war a amal ndax juróom-ñetti at a ngi nii boobu ba tey amut. jërëjëf Fatou Bintou Konté centrale thermique ba nekk fële ca usine Sonacos Lindiane ba ca Kaolack weer a ngi nii dafa paan ba tax na lu ëpp ñetti téeméer ci ay liggéeykat liggéeyatuñu dara usine ba ci boppam dafa am ay jafe-jafe yàgg na fan yi yëpp ci la nekk mu laale ci campagne njaayum gerte gi bu baax a baax bokk na ci li ko waral liggéeykat yi nee nañu njiitu réew mi la ñuy waxal ci seen jafe-jafe yooyu le Ibrahima Diamé fa liggéey ci région bu Kaolack. fi mu toll nii la dara doxatul ci usine Sonacos bu Lindiane machine yi dawatuñu am na weer ndax centrale thermique bi nga xam ni dafa paan waral nag ay téeméeri liggéeykat ñoo ngi leen ajandi wax leen ñu des seeni kër. fi mu toll nii usine bi doxul centrale thermique bi moo paan te centrale thermique bi su nekkee ni moom def nañ ci li war centrale technique Lindiane day autonome soxlawul courant nit soxlawul télé nit soxlawul ndoxu nit technicien yeeg ñoo fa nekk di jéem a colmater di réparer matériel bu bees sax nekk fi indiwuñ fa wax matériel bu bees. laata panne bi la sax ay jafe-jafe nen la usine bi la nekkee woon ndax pour mu am dara campagne de commercialisation bi rek ay coono nen la woon pour moom mu ngi amoon comme peut-être juróom-ñetti fukki junni tonnes ak genn wàll waaye benn campagne bi di tëj juróom-ñaari junni tonnes ak genn wàll rek la mujjee réceptionné. moo waxaat la ne réception amul. 2 ans consécutifs yi réception amu fi parce que ñoom dimlawuñu te xam nañ ne Sonacos en 2016 la ko président nationalisé bi mu ko nationalisé woon ne nag war na ko mën a jàppale mais jàppale de presque amul. liggéeykatu Sonacos nag di interpellé kii di président de la république ci situation usine bi ne ndax jafe-jafe yi bëri na te moo ne de buñ ci taxawee bi mu fonctionner normalement mën na jur lu ëpp fukki junni xëy ñu ñaan nag ci 450 milliards yi nga xamante ne président de la république wax na ko pour xëyu ndaw yi ñu jël ci boog as tuut dugal ko ci usine bi. tey jëlee ci ngoon ca place de la nation amoon na benn rassemblement maanaam daje bu mag lañ ca wunduroog mooy fexe ba jàppale askan wu Palestine ak ni leen Israël di songo fan yii mu di ay kilifa diine ñu yëngatu ci wàllum politique ay activiste wala ay sénégalais rek ñoom ñëpp demoon nañu teewee manifestation boobule ñu koy naqarlu bu baax a baax ñu ne it am na beneenub manifestation bu ñu nar a amal dimanche bi di ñëw loolee lépp rek ngir jàppale ñii di waa Palestine ci fitna googu dox seen digg ak Israël. waa police ak waa douane ay stagiaires ñoom ñu ngi leen doon tàggat ci ay gestes techniques ci wàllum sécurité maanaam yokk leen xarañte ci seenub liggéey ak yeneen mbir mu di ab cérémonie boo xamante ni police nationale moom moo ko am lëkkaloo ci ak lii di waa Union européenne dañ ciy déglu Modou Diagne moom mooy directeur général adjoint bu police nationale ak Christophe Pelzer ñoom ñaar ñëpp ci micro Maymouna Ndiaye ak Pape Sangone Mbaye. nan la ñuy maîtriser nit waaw te doo ko gaañ voilà donc loolu moo tax formation bi ñu koy clôturer tey ñu inauguré waale ci ubbi ci ñaari salle benn salle de formation ak le 12 jours waaw loolu dafay wone rek en tout cas excellence su coopération bi am entre le Sénégal et l'Union européenne mu coïncider aussi ak voilà quinzaine de l'Europe di marquer en tout cas l'anniversaire de l'Europe avec la déclaration Schuman yi nga xam ni moom moo meññ Union européenne tey. ndaje bi ñu fi dajale tey bokk na ci ñetti projet yoo xam ni ñun ak réewu Sénégal dañ ko nas ba noppi lii nag dafa bokk ci kaaraange biir réew mi ana nan lañ koy gën a doolelee ba tey ñu ngi wëy ci tëralin yooyu. te tamit bëgg nañu réewu Sénégal yëg bu baax ni Union européenne mi ngi leen di jàppale bu baax ci wàllu kaaraange. que nous partageons qui est la stabilité du Sénégal. ñi yëngatu ci wàllum cosaan ak aada ñoom ñu ngi waajal ndànk dooraat seen i yëngu-yëngu ginnaaw benn at bi ñu toog banque seen i yoxoo ndax mbas mile daanaka loolu terewu leen sax ñuy créer ñoom lu ci mel ni rappeurs yi artistes yi dañ koo jaarale ci xarala yu bees yi ngir mën a ñu dégg seenu baat waaye xam nañ ni tey jii la ñu gën a war a mën a moytu mbas mi ndax génnagul ci réew mi ba léegi Ibou Diouf Amadou Ba. mbas mi ñu gën a xam ci turu coronavirus lëmbe na ay yëngu-yëngu yu bëri bokk na ci bu artistes yi ci ñooñee bokk ci rappeurs yi
ñoom nag nee nañ dund nañ lu metti gannaaw feebar bi nga xamante ne daanaka dafa nasaxaloon seen ay yëngu-yëngu. Le choix en vérité, on est en temps de crise. On a créé le nouveau style, on se salue de loin, je dirais pas de mots chez les gens. bu loolu weesoo tamit nee na am na ci loo xamante ne mbas mi mayoon na leen ñu gën a liggéey. confinement bi peut-être que occasion la woon pour ñu bëri ñu mën a toog seen kër mën a wéet mën a inspiré waat mën a bindaat ay affaires yu bees muy écrivain bi muy rappeur bi muy woykat bi ñoom ñëpp ku nekk dina am occasion pour ressourcer waat. nekkaat ci sa bopp après mën a génnaat bindaat. da lay pousser nga réfléchir nu ngay exister malgré feebar bi. bokk na ci matuwaay yi nga xamante ne artistes yi jëloon nañ ko ngir mën a dund bu baax a baax ak mbas mile li ñuy duppee xarala yu yees yi wala digital. c'est le plus important actuellement moo ñu liggéey tout ce qui est digital ci musique bi ci vidéo yi ci forum yi ci lépp lu ñuy def maintenant il faut ñu boole ci digital bi bu baax a baax a baax. mbas mi nag may na ñenn ñi ñu defaraat seen taxawaay xam ni nga xam ne mooy solos digital ak waajal bu baax a baax lii la di reprise bi. soo gisee gars yi commencé nañu ay concert soo xoolee week-end dernier muy Dakar di Ziguinchor di ci ay régions yu bëri gars yi ñu ngi commencé waat concert yi c'est ça qui est important il faut pas gars yi bàyyi il faut pas gars yi décourager. waaw dañuy war a fagaru bu ñuy ñëw retour donc comme que mbas mi ngi fi ba léegi jeexul à 100% xam nañ loolu donc toujours ñu continuer di garder masque yi toujours ñu continuer di garder distanciation sociale yi. jamono ji nga xamante ne nag mbas maa ngi wàññeeku bu baax a baax terewul kilifa yi nag ñu ngi sàkku ci ñooñi ñuy saxoo digle yi mën nañu def kem kàttan ngir reprise bi doon lu mucc ayib. Ibou Diouf diversité culturelle muy wàllum cosaan ak aada xeet ñëpp xam nañ ni bëri na te wute tey jii la ñaar fukki fan ak benn mooy bés biñ ko jagleel fële ca place du souvenir lañ doon amal xumbute gi am na ay xeet yu bëri yu nekk fii ci biir réew mi bokkoon nañ ci xew-xew bi ñu jàpp ni ku ca nekk rek nga respecté sa morom la muy dund ci wàllum cosaan ak aada ak xeet moom mooy tax ba ñu dund ci jàmm Chérif Dia Ibou Diouf Diafara Ba. mandarga gi am na solo ay xeetu ñam yu bari te wuute firndeel kuute gi wante tamit solo si diversité culturelle am fii ci Sénégal. luy suñu avantage Sénégal mooy que ni même xeet bu nekk mu amee li nga xam ne moom la cosaanoo moom la moom ñun ñëpp dañu déggoo doon benn parce que dañuy sàmm jàmm dañuy sàmm intérêt Sénégal. dañu ko war a defar rafetal ko ndax mu mun a jur déggoo ak jàmm bañ a jur jàkkaarloo ak féewaloo. lii ñu naan diversité culturelle nit ñi rafetlu ko mu yéene réseau sénégalais des acteurs socioculturels. dégg nañ ay waxu waaso yoo xam ne dafa tàmbalee feeñ te Sénégal loolu xamuñ ñun ñu gëm nag ne loolu ñun ñoo war a njëkk a jóg fànq ko moo tax ñu ne tey dañuy seet loolu nga xam dafa nekkoon kal dafa nekk gàmmu ñu boole ko ci waxtaan bi. kuréel gi lim ci jublu mooy jàngale ñu xam li ñu fi maam yi bàyyeel te ñu mën koo jëriñoo su ko defee kon ndaw ñi mën cee jëlee njariñ. loolu buñ ko bëggee sàmm faaw ñu woon nit ñi li nga xam ne suñu maam yi maamaat yi saxaloon nañ ko. dañuy laaj Youssou Ndour bu nangoo réseau bi at bu nekk dafay joxe li ñuy wax le prix de l'entrepreneuriat culturel boo xam ne dañ koy dippee Youssou Ndour ndax moom. dafa nekk koo xam ne ci wàllu cosaan ak aada ci wàllu musique la jaar ba jëmmal tey loo xam ne mu ngi cay liggéey loolu ñu bëri. tey la àdduna wërngal këpp jagleel diversité culturelle jaare ko ci dialogue ngir yokkute su ko defee ñu gën a xam suñ aada ak suñ cosaan wante tamit dëkkin wu rafet. Sénégal xaatim na ñetti déggoo diggam ak Burkina Faso mi ngi yittee lu ci mel ni wàllum ndaw ñi ak yeneen i mbir lu ci mel ni wàllum kaaraange tamit ci Sahel bi Sénégal joxe kàddoom ne dina jàppale bu baax a baax waa Burkina Faso ñu mën a xeex li leen la jël 8 muy extrémisme violent Fatima Touré Youssou Baro. ci wéccee document bi ci lañ daal di dëggal ñetti protocole d'accord loolee sax moo waral ñu daal di teg benn comité paritaire ngir daal di saytu lépp li nga xam ne rek jël nañ ko comme engagement. ñu jël ñett yi nga xam ni yaakaar nañu mën nañ leen a fëslee liggéey ci ñett yooyu nag mu ngi ci bokk li ñuy waxee consultation politique et diplomatique. dañu signé accord bu am solo boo xam ni xale lañ ko jagleel te nee nag bii yoon du kayit bu ñuy signé ci biir bureau yi rek génn dem suñu yoon.
buñ ko signé ba pare nañ samp kuréel ba nga xam ni kuréel boobu dina saytu mbir mi. fitna bi nga xam ne nag am na ca Sahel nekk problème boo xam ne saa su nekk mu ngi ëlëm xel yi ministre affaires étrangères bu Burkina Faso nag daal di rafetlu bu baax taxawaayu Sénégal. Il me plaît de saluer ici la solidarité. maa ngi rafetlu bu baax a baax taxawaayu Sénégal ci lu jëm ci Sahel rawatina réew yi nga xam ne foofu dañuy dund lii di terrorisme. ñu koy fàttali Macky Sall ci boppam ci sommet bu N'Djamena xamle woon na ne Sénégal dina participer lu toll ci $1 milliard ci francs CFA loolu dugal ko nag ci lu jëm ci xeex bi yooyu nag dafay baax ñu koy fàttali. naataangoom bi nga xam ne nag mooy ministre affaires étrangères bu Sénégal moom dafa jàpp ni xeex bi nag dinañ ci jàpp bu baax ndaxte lépp luy jëm ci wàllum terrorisme dañ ko war a xeex. lii xew Burkina di xew Mali di xew Niger daf ñoo amal solo président Macky Sall gis ngeen keroog bu ñu demee N'Djamena mu yëkkati xaalis bu takk bu am solo ne moo ko jagleel G5 Sahel jàppale leen parce que dafa xam ni loolu ñëppaa ci war a jóg. ndaxte nag terrorisme musiba la. lu ëpp 20 accordu partenariat am na nag ci diggante ñaari dëkk yi di Burkina Faso ak Sénégal tey nag accord yu bees yi nga xam ne xaatim nañ ko dina rek daal di gën a dëggal relation yi nga xam ne Dakar am na ko ak Ouagadougou. jërëjëf Fatima Touré fii la ñuy yem ci xibaaru marax yi yeneen xibaar bu 20h jotee incha allah di ngeen ànd ak Léa Soukeyna Ndiaye ci journal bi en français di leen ñaanal ngeen fanaan jàmm ak télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.